sa wax ju dëppoon ak say jëf lay dolli ñoo sa wax ju dëppoon ak say jëf góor gi wàccoo nga ñun góor gi yéex nañu cee jot góor gi dolli ñu naan mag la manul waxtu yàqu la mu ngi dem lu ndaw li manul mag mi ma ta bàyyi ci réewoo góor gi yéex nañu cee jot góor gi yéex nañu cee jot góor gi dolli ñu dañ ko daan di nga naan góor gi nitu ay la mu ñëw di fay ay ak a jéggalaat Darfour Guinée-Bissau Madagascar Côte d'Ivoire ba Casamance adduna bi yëpp jóg di seede laay buti jàmmam UNESCO woolu ko mu ñëw sargal ko prix Houphouët-Boigny bi firndeel ko góor gi yéex nañu cee jot góor gi yéex nañu cee jot góor gi dolli ñu yiite dafa métti te nitu tey yàkkamti nen doo ko jëriñoo mukk te tojuloo ko change yaa ngi nii foo jaar ci réew mi teg ci sa bët weddi gis bokku ca góor gi yéex nañu cee jot góor gi yéex nañu cee jot góor gi dolli ñu yar ca ba ngay ndaw xale boo ko bëggee di ko aar yar ko jàngal ko la case des tout petits njëriñ a ngi nii te lépp si say pexe la xale yi bu ñu màggee ëllëg raw seen maas góor gi yéex nañu cee jot góor gi yéex nañu cee jot góor gi dolli ñu def ko ci éducation nationale lu kenn deful plan REVA bi béykatu réew mi naw nañ ko plan jaxaay mbaa ngi gaayaa ngi nii te ci sanc nañu ey bu dem bu doon tey góor gi yéex nañu cee jot yéex nañu cee jot góor gi dolli ñu Sénégal moo raw ci réewi Afrique 2006 fi ñu jëlee fi ñu jëmee ko gën gëm leen dina gën a baax ak góor gi dina neex li ñu naqari dañ la gisutoon bi la yàlla andee féexal nga réew mi xéwal la ngi nii naataange ngi nii ak góor gi njëriñu neeñ la boo xamoon Sénégal fi mu jaar ba yegg si fii tey war nga gëm ne ñu góor gi dañuy ci ngoy sa wax ju dëppoon ak say jëf lay dolli ñoo sa wax ju dëppoon ak say jëf góor gi wàccoo nga ñun góor gi yéex nañu cee jot góor gi dolli ñu naan mag la manul waxtu yàqu la mu ngi dem lu ndaw li manul mag mi ma ta bàyyi ci réewoo góor gi yéex nañu cee jot góor gi yéex nañu cee jot góor gi dolli ñu dañ ko daan di nga naan góor gi nitu ay la mu ñëw di fay ay ak a jéggalaat Darfour Guinée-Bissau Madagascar Côte d'Ivoire ba Casamance adduna bi yëpp jóg di seede laay buti jàmmam UNESCO woolu ko mu ñëw sargal ko prix Houphouët-Boigny bi firndeel ko góor gi yéex nañu cee jot góor gi yéex nañu cee jot góor gi dolli ñu yiite dafa métti te nitu tey yàkkamti nen doo ko jëriñoo mukk te tojuloo ko change yaa ngi nii foo jaar ci réew mi teg ci sa bët weddi gis bokku ca góor gi yéex nañu cee jot góor gi yéex nañu cee jot
góor gi dolli ñu yar ca ba ngay ndaw xale boo ko bëggee di ko aar yar ko jàngal ko la case des tout petits njëriñ a ngi nii te lépp si say pexe la xale yi bu ñu màggee ëllëg raw seen maas góor gi yéex nañu cee jot góor gi yéex nañu cee jot góor gi dolli ñu def ko ci éducation nationale lu kenn deful plan REVA bi béykatu réew mi naw nañ ko plan jaxaay baa ngi gaayaa ngi nii te ci sanc nañu ey bu demu doon tey góor gi yéex nañu cee jot yéex nañu cee jot góor gi dolli ñu Sénégal moo raw ci réewi Afrique 2006 fi nu jëlee fi mu ñu jëmee ko gën góor gi dolli ñu fi mu jëlee fi mu jëmee ko gën góor gi dolli ñu ci bu naree neex su baaxee dafay xëy yàlla bu fa saay-saay bi bon bi jaar ba xorom ko yàqal ñu ko loolu duñu ko nangu loolu duñu ko nangu loolu duñu ko nangu duñu ko nangu góor gi dañu ci may góor gi dañu ci may góor gi dañu ci góor gi dañu ci may góor gi dañu ci góor gi dañu ci may góor gi dañu ci góor gi dañu ci may góor gi dañu ci góor gi dañu ci may góor gi dañu ci góor gi dañu ci may góor gi dañu ci góor gi dañu ci loolu duñu ko nangu duñu ko nangu 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 loolu duñu ko nangu loolu duñu ko nangu 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 lépp rafet na moo tax dañuy ñaan rek ngeen may ñu commencé cérémonie bi pour man nit ñi nga xam ni dañoo sori xaw a yewee ñu ngi leen di ñaan aussi ni anniversaire la ñuy def képp ku fi nekk pare na la xéewal yaa ngi fi jërëjëf Aliou mooy danoo daje di fêter sunu anniversaire donc ñu def ñaan ñi ngi ñaan Serigne Kébé mu def ñaan ñu soog a commencer cérémonie bi bismillah Kébé. ndokkeel te di leen ziyaara di leen ndokkeel ci organisation bi nga xam ne ci jaamu yàlla la bokk ndaxte sa réew bu ootee ayu ko ci jaamu yàlla la bokk te ñun ñëpp xam nañ ne Sénégal fi mu nekk nii soxla na ay doomam kon nag ñun rekk ñoo ko mën a jëlee ci xat-xat yi mu toll
kon lii ngeen def ci jaamu yàlla la bokk. li may digal sama bopp di leen ko digal rek mooy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan digal saaba yi bu islaam soxlaan daf leen di wax na na ngeen booloo nekk benn te na ngeen boole ko muñ ak sax ñett yooyu ku ko boole ci mbir rek danga ci am réussite. kon yan nañu ko yàlla defal bi jaayi seydil wujood. li ci des nañu jàng kenn ku nekk fatiha benn yoon ak falaxe ak naasi ak salaatu ala nabi bi mu nit man yàlla may ndam ci lii ngeen di def bi jaay seydil wujood. allahumma salli ala seydina muhammadin alfaatih lima uxliqa wal xaatimi lima sabax annaasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi miqdaari al-aziim subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun ala al-mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin jasaakumullahu xayran. jërëjëf yàlla nangu ñaan. donc cérémonie bi d'abord dañuy jox le président Cheikh Mbaye coordonnateur mouvement bi mu def le mot de bienvenue maanaam dalal ay ganam monsieur le président. jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokk yi xarit yi soppe yi mbokk yi bokk bëgg Sénégal ñu tase ci saal bi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam jox kenn ku ne wàccuwaayam. ñu dellu siwaat tasewaat fii ci saal bi nga xamante ni organisé woon nañ fi anniversaire PDS organisé waat ko fi organisé waat ko te ñaan yàlla di ko fi yàgg a defe di sant di gërëm mbokk yi nga xamante ni jóge nañ fu sori ndax dañuy départ rek dem ci waree ndax kenn dootu ko présenté ndax kilomètres yi mu def ak pas-pas bi mu ci boole ba ñëw fekk waat ko ak ñun lu tax ñu jëkke ci moom ñun moom gis nañ loo xamante ni ci moom wax dëgg yàlla ak coono yim ci daj ba teewe si bis bi loolu tax ñu jëkk si moom dañ ciy jëkke ba tëjaat ci moom teg si président Alioune Gueye ci taxawaay bi ci gunge bi ci yaatal bi ndax damay wax ne ku ñimee dañ laa déey kon gis nañu déey bi ndax déey bi ba mu ko téye ba léegi mu ngi ci ànd kon moo tax ñu sawar ci kon président ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal de wax ne rek yow ak ànd falaat PDS moom ba fal Karim Meïssa Wade rek mooy ci suñu yéene yàlla nañu ko yàlla defal kii dend ak moom toujours may wax ne dañuy yokk ngóora ndax am na ci liggéey boo xamante ni boo ci ànd ak ñu set ñu sell dima gëm jëmati bis bu ne ñuy rafet la dina yokk courage ñuy doog a dugg kon moom mu ngi ci ñu ngi koy nuyu di ko baax di nuyu ñu baax ñii ñëpp toog nekk suñu gën a ànd ak ñoom ndax ku lim manquile ndax la dul yomba matale ci gox yi jóge yëpp ci Italie ñëw fii Piacenza ku ne xam na ne ànd fa jóge na fi dem samp woon fa sous section ñu ngi fi ànd ak ngoon a jëb ak ñëpp kon ñi mu ànd ñëpp duñ mën a tudd turi waaye ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen wax ne kër gi seen kër ak si ngeen seen kër ñu ngi nuyu section Novara Brescia Padova Vicenza ñu ngi nuyu ñëpp ndax temps bi moo yàgg te buñ fi nekk di tudd pour ku ne dina yàgg te kon dañuy jël temps bu bari du imam Kébé moom it ñu ni yokk ngóore ci la bokk parce que ci zone bi la dëkk di imam nekk ak ñun ci langue bi ñu gis ni muy sellale kon li ñuy jàng ci sellal ci politique moo ngi ñu ci yokk bu baax kon imam ñu ngi lay nuyu di la dalal sa kër mu fekk bu yëgëy ànd ak délégation bu am solo jóge di représenté fi PUR ak ñi mu àndal ñëpp ndax dañuy wax rek ñu tënk rek tudd kenn rek pour jàll ndax suñu bët ñu ngi tege ci yéen nañ tur yi ndax ba gagné temps rek ndax dañuy ubbi rek pour dalal gan yi di wax ne nuyu
sunu coordonnateur ànd ak moom Dior mu ànd ak ay Aram Dieng ànd ak ñi mu àndal ñëpp toog fii ci jigéen ñi Tapanteer ak ñëpp Aji Mbaye ak ñëpp ku lim manqué ak Serigne Diouf jóge ba télévision ak ñi ñu àndal ñëpp waa Bergamo moom mooy li may wax toujours rek sama deuxième résidence la ñu ngi nuyu ñëpp di dalal ñëpp di ñaan yàlla lii ñu dugg muy anniversaire liñ ci séntu lépp yàlla may ñu ko ci waxtaan juboo gën a yokk suñu courage pour ànd ci liggéey bi taxaw ci Moussa Seye tuuti ndax moo nekk président section Noire ànd ak ay nitam ànd ak mbooloo ñëw toog fi te ñu jëm fa suba kon Moussa gis nañu la ñu ngi rafetlu Ami Cissé ñi mu àndal ay seetu ku li manqué le ay seetu sëy ñun yëpp ak Fatou Seck Karamona bàyyiwuñu kenn ñu ak Adja ki nagam jóge Prawa mu ànd ak Serigne Diouf kon damay wax rek ne rek li may bañ maa ngi ciy bëgg a dugg ndax waxi politique moo demee noonu waaye ñu wax ne sant nañu ñëpp Aji Mbaye Milan ko suñu rak soppay nabi jërëjëf soppay nabi jërëjëf ñu ñëw ci jotaayu politique waaye soppay nabi jërëjëf kon dafa bari lu muy wund kon place sellalukaay la ñu ne kon yàlla nañu yàlla dimbali jàppale ñu ñuy wax suñu rak suñu xarit ngi ni suñu ginnaaw di Abdou Khadir Joxaane kon dama wax rek ne PDS moo fi tase siyaaka ñëpp gis nañu ñëpp ku commencé doo freiné kon ñi ma tudd seen tur xam ne yéen a ngi ci biir xol bi wax la rek ak kumu ak toogaay bu yàgg ñuy jéggalu nuyu nañu jëm maam Jaara comme ni nga ko waxee Marémolo bëgg a ceeb dégg nga ak Aram Dieng ak ñi ñu àndal ñëpp daal di gërëm nag mouvement ànd Falaat PDS ndax bu du woon ñoom man manuma dara kon nag ñooñu ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci kanamu Waré Sarr président Aliou Ngouye ak mbooloo mi yëpp Dior heure bu ne lañ koy yee kon dootuma ci day seede ma wax rek ne daal pour gàttal xanaa dem dellu si aayul waaye ñu ngi nuyu jigéen ñi nga xamante ni bokk ci section sous section bii ñu nekk nag guddeeg bëccëg ñu toog ak Ndey Jaw bi nga xamante ni moo ànd ak ñoom di liggéey ak ñoom Ndey ñu ngi lay gërëm nga yóbbal leen ci suñu yóbbante ci ñoom ndax am na ñoo xamante dootoo day ngërëm ci ñoom dootoo day seede ci ñoom waaye damuy ko jëlee teg ko ci loxoom rek dinañu ko jàlleel groupe staff ànd Falaat ci kaw ba ci suuf secrétaire général ak ñi ci topp ñëpp ak ñi nga xamante ne mooy ñi yor liggéey bi xale yi ci nekk ñëpp ñu ngi leen di gërëm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu manqué doomu aadama dina ci feeñ mais ngeen jéggal ñu ko rek jërë ngeen jëf. jëf monsieur le président donc léegi dañuy jox madame la présidente Astou Dior Seck la Linguère pour mu waxtaan ak mbokku jigéen muy ci gàtt jërëjëf dalal ay ganam muy jigéen aussi jërëjëf. waaw asalaamaaleykum waaw kontaan naa jërë ngeen jëf mbokk yi ndax lii rek dafa neex woote ñu wuyu si la rek dafa neex maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam yéen ñi fi teew ñépp mbokk yi kenn ku nekk xam na ni ci mois d'août la ñu nekk temps bi xat lool ñii dem Sénégal ñii dem été ji waaye temps bi li muy xat am na ñoo xam ne fu soree sori la ñu jóge ngir ñëw wuy si mouvement ànd Falaat PDS soxna Dior dalal ak jàmm Dior Pisa waaw maam Cheikh Ibrahima Fall waaw kon mbokk yi ba ci kanam rek ñu jëlaat kàddu gi dañ leen doon nuyu rek di leen wax dal leen ak jàmm ba ci kanam jërë ngeen jëf. tax dañuy jox secrétaire général adjoint monsieur Yaba Cissé mu condensé rek li nga xam ni ay jaar-jaaru mouvement ànd Falaat PDS jërëjëf Dior egsi ci jàmm. waaw kon monsieur Yaba vous avez la parole. merci. asalaamualeykum wa rahmatullah. bismillahi rahmaani rahim. di ñaan yàlla suñu bis
commencé ko si bismillahi rahmaani rahim ñu pare si jeexal ko si alhamdulilahi rabil alamin yàlla may ñu xewal ba lépp loo xam ne nii ñu ngi koy xeex di ko liggéey depuis lors mu bañ a nul donc avant leen di commencer di présenter wu man maa ngi tudd El Hadj Yaba Cissé nekk le secrétaire général adjoint du mouvement avant leen nag di gërëm di sant seen teewaay fii di leen fi sant vraiment ndax xam ne jot amul yitte àdduna fu mu toll nii tax na ba xam ne nii képp ku xam ne bougé nga 1 mètre pour kenn rek kooku war nga ko gërëm sant ko te vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen déplacement di sant également comité directeur bii ma xam ni dama ànd ak ñoom di liggéey depuis lors ñu jàppale ma bunge ma ci liggéey bi ginnaaw bu ma ko sama père Alamine joxe ne ma dama bëgg nga gérer ko te amaana suñu toppatoon rek dina xaw a doy waar mais depuis lors ñu ngi ci jàpp ak man di liggéey ak man loolu nag dama ci jéggalu seeni ñu bokk kër ñuy seen ay soxna ndax xam naa ne sonal naa leen trop jamono yi ci ay réunion mais lii rek leen ci bëggoon mooy defar lu baax defar mu sotti loolu rek moo taxoon bi donc ñu ngi leen di jéggalu ci loolu di remercier mouvement bi lépp commencé ci le président Cheikh Mbaye ak comité directeur bu mu àndal yëpp vraiment di leen gërëm ci turi mouvement bi di def nag benn remerciement personnel boo xam ne nii man maa ko defal sama bopp ma koy def di remercier le père Alamine Diop moom mu doon le secrétaire général du mouvement ba ma opté ñëw ne ma dama bëgg nga ñëw nekk sama adjoint vraiment xatalu ma wan na ma yoon bi ubbil na ma yoon bi wan na ma lépp pare na pour jàppal ma à chaque fois ba tey jii mu jox ma opportunité moo toog ci palco bi jàkkaarloo askan di wax donc war naa la gërëm di la sant xam ne seuls les grands hommes ñoo mun a joxe benn futur ku mun a jox chance donc yal na la yàlla fay Père Alamine di ñëw di wax tamit ne dala leen jàmm bienvenue la marraine Waré Sarr l'honorable député la présidente de tous les femmes libérales ñu lay wax ne dalal jàmm ci sa kër fii xam ne ñoo ko bokk yàgg nañ ko feete ak yow di ñaan yàlla nañ ci yàlla bàyyi ñu koy feetewaat di ko feetewaat ndax tamit la marraine vraiment jig nga ñu yàlla na la yàlla fay di remercier le président Alioune Gueye avec sa délégation moom ci kër gi la bokk donc saa yu ñu xam ne def nañ dara rek dina ñëw teew ñu ngi lay jaajëfal di la remercier ci loolu bëggoon a wax tuuti nag ci mouvement bi alors mouvement bi mu ngi commencé ginnaaw bu suñu ay mag samay ay père yoo xam ne ñu yàgg liggéey ci politique di xalaat di ci dox di def ay réunion ñoom i neen seen biir di xeexal pour parti bi ndax bëgguñ parti bi ndërmeelu ñuy xeex depuis lors ba benn instant ñu toog ne kat il faut que ñu structurer affaire yi donc foofu leen jëlee décision ne dinañ structurer mouvement bi ñu ngi ko def le 2 mai 2015 à Mariano membre fondateur yi tey mu ngi commencé le président Cheikh Mbaye mu àndaloon ci ak Madjele Seck Bassirou Thioub Manka Diène Mamadou Diène Bala Loum Dame Gueye donc ñoom ñoo fi nekkoon vraiment di liggéey ba tey ñun ñii ñëpp tey ñu ñëw xaj si te vraiment xataluñu te ñu ngi def seen liggéey te su nga xoolee depuis 2015 ba léegi lu fi mouvement bi def bari na ñu ngi def bari réunion jour et nuit samedi et dimanche ñu ngi liggéey pour lan pour lu avancer le parti bi et lu ko firndeel rek mooy les élections yi passées en 2017 di élection législative yi vraiment yaakaar naa ne képp ku xam ne nii xool nga élection yi gis nga record bu fi parti bi dóor record boobu nag nekkul ne parti bi dafa jógee feere ñëw dóor ko non c'est parce que dafa fekk mouvement ànd falaat PDS comme nekk fii di liggéey
di liggéey durement ba xam ne tey ñu battre record boobu gagné élection largement donc ñu ngi leen di jaajëfal di leen sant di leen gërëm si loolu noonu vraiment tey def nañ fi yeneen defal nañ fi ay sargal yi jigéen ñi vraiment jigéen ñoo xam ne nii amuñ seen fay saa yu ñu xewle ñoo ñëw teew rafetal taaral sargal nee nañ fi ñu def itam ay meeting yoo xam ne nii leen rek moo ko jëriñ mooy lu jëmale parti bi si kanam donc daal ñu ngi leen di remercier di leen sant di leen gërëm si seen teewaay si turi comité directif bi jërë ngeen jëf. loolu duñu ko nangu duñu ko nangu 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 loolu góor gi doyal ñu soppit dolli ñu. jërëjëf léegi nag anniversaire bi dafa amoon toujours chaque fois bu ñu koy def dañuy def benn thème tey nag danoo waroon a def benn conférence bu gudd mais temps bi daf na ko dul may mais du tere danañu maintenir thème bi mais de façon condensée lañ koy def quoi ak le porte-parole du mouvement Ablaye Fall thème bi mi ngi ci le rôle des mouvements avant et après les élections de 2019 maanaam les mouvements de soutien quoi seen rôle avant et après les élections de 2019 léegi nag loolu daf koy def après bu paree le président Alioune Gueye mottali jërëjëf Ablaye vous avez la parole. Assalamualaikum and Falat PDS Leko Como. Assalamualaikum la fédération PDS d'Italie. ñoo ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi tase tey jii ci anniversaire u parti démocratique sénégalais bi ñu am honneur di ko organiser fii di nuyu sunu marraine la présidente des femmes honorable député madame Waré Sarr mi ñëw di honorer suñu bis bi jógee ba Sénégal ñu ngi koy wax gàcce ngalaama te di ko nuyu di ko sargal di sargal Alioune Gueye président fédération bi ak délégation yi nga xam ne jóge nañ fi yépp pour ñëw fekk si ñu suñ bis bii ñu ngi leen di ñaanal leen gërëm léegi nag ñu amoon benn thème boo xam ne nii comme ñun mouvement lañ boo xam dafa affilié ci parti démocratique sénégalais ñu amoon tey benn thème boo xam ne dañ ne woon dañ ci waxtaan vu la florescence des mouvements yi nga xam ne mooy juddu comme des champions ñu amoon benn thème boo xam ne dañ ne woon seen rôle ñoom ci politique bi mooy avant les élections et après les élections de 2019 léegi ñu préparé woon ci ay quelques paroles yoo xam ne dañ ko waroon a wax en français après bu ko defee suñu président fédération Alioune Gueye dinañ ko faram-fàcceel ci wolof léegi nag ñu joxoon ma l'insigne honneur man Ablaye Fall mi porte-parole du mouvement And Falat PDS pour ma def ko waaw thème bi mi ngi nekk le rôle des mouvements avant et après les élections de 2019 des mouvements waaw les partis politiques. Le parti politique est une association d'hommes et de femmes dont le but est de gérer les affaires de la cité à travers une doctrine, une idéologie, même si de nos jours on assiste à un recul notoire de ces derniers. Le parti politique a la vocation de former, d'éduquer la personne en l'inculquant le patriotisme, la citoyenneté, mais également de porter son candidat à la magistrature suprême. Ainsi, il a besoin de la masse populaire, d'où la nécessité d'élargir ses bases. Pour ce faire, nous avons un phénomène qui ne cesse de prendre des dimensions incontrôlables, à savoir les mouvements de soutien. Le mouvement de soutien est un regroupement de personnes avec un objectif commun, qui n'obéit à aucune règle bureaucratique pour sa création. On n'a pas besoin de récépissé ou de signature pour sa création. Néanmoins, il a un intérêt capital
pour booster la politique qui est en perte de vitesse. Des citoyens qui ont la volonté et l'engagement de faire quelque chose pour leur pays, ne trouvant pas un cadre idéal pour s'exprimer, se réunissent pour mettre sur pied un mouvement pour soutenir un parti ou un candidat, tout en étant libres de leurs actes, à la différence du parti politique où les règles sont bien précises. Le mouvement joue le rôle de chef nourricière pour le parti en rassemblant les personnes qui ne veulent pas entrer dans les caniveaux des partis. Le mouvement a un rôle d'accompagnateur, de soutien, de massification et d'enrôlement des sympathisants ou les néopolitiques. Ceux qui militent dans ces mouvements ne peuvent et ne doivent pas chercher à prendre la place des membres de premières heures des partis. Ils doivent être à côté d'eux et les soutenir. L'inconvénient est que de venir hier et de penser qu'on a tout compris en politique, car la politique s'apprend. C'est une doctrine, c'est un idéal, c'est une école, c'est un vécu. Notre maître penseur, le maître Abdoulaye Wade, disait, je le cite, en politique, il faut avoir le courage, l'endurance et la patience. Ainsi, il est aisé de comprendre que le rôle des mouvements ne doit pas s'arrêter aux élections présidentielles de 2019. Il doit accompagner le parti avant et après et l'intégrer sur le fond même. Le mouvement doit avoir un socle juridique et seules les instances du parti, comme les sous-sections, les sections, les fédérations, peuvent lui donner ce cadre. Leur rôle doit être, après les élections, de veille, d'alerte, d'avant-garde contre les attaques des adversaires. Ainsi, nous voyons que le rôle est illimité dans le temps. C'est un contrat de mariage, d'amour, entre les mouvements et les partis politiques. On se marie pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare, et ceci le contrat entre partis politiques et mouvements. Yalla yeex. Je vous remercie de l'attention. Abdoulaye Fall, porte-parole du mouvement And Falaat PDS. Jërë ngeen jëf. Waaw jërëjëf loolu moo nekkoon benn speech bu ndaw rek boo xam dañ ko bëggoon a magnifier pour sargal encore une fois le maître penseur Abdoulaye Wade qui nous a sempre dit, toujours dit que les hommes là, on ne doit pas les sous-estimer. Foo mënti nekk ci àdduna lan moo nga war a chercher mooy nga defar sa réew nga taxawu sa réew. Sénégal sori na trop mais fii ñu nekk fii du tax ñu fàtte suñu réew dañoo war a liggéey fu ñu mën a nekk rek travailler toujours travailler encore travailler pour le développement du Sénégal. Je vous remercie. def ko ci éducation nationale lu kenn deful plan REVA bi béykatu réew mi naw nañ ko plan jaxaay baa ngi gaayaa ngi nii tey ci sanc nañu ey bu demu doon tey góor gi yéex nañu cee jot góor gi dolli ñu Sénégal moo raw ci réewi Afrique su baaxee dafay xëy yàlla bu fa saay-saay bi bon bi jaar ba xorom ko yàqal bi ko loolu duñu ko nangu loolu duñu ko nangu loolu duñu ko nangu duñu ko nangu góor gi dañu ci may 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 góor gi yéex nañu cee jot yéex nañ cee jot xanaa di la ñaanal gudd fan ak wér xanaa di la ñaanal loolu duñu ko nangu 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 duñu ko nangu loolu duñu ko nangu
duñu ko nangu loolu 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 duñu ko nangu duñu ko nangu góor gi dañu ci may 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 góor gi yéex nañu cee jot yéex nañu cee jot xanaa di la ñaanal gudd fan ak wér xanaa di la ñaanal nga yàgg fii yéex nañu cee jot yéex nañu cee jot góor gi doyal ñu soppi ci programme bi wax dëgg yàlla avant ñuy del ci programme bi dañuy remercier tout d'abord ñi nga xam ni ñoom la ànd falaat PDS yëkkati ñu jóge fu sori ñu ci wax section yi nga xam ni ñoo teew muy section Bergamo section Milan section Brescia section Novara section Parma Reggio Emilia Piacenza Pisa Treviso Padova ak sunu xarit sunuy rakk ñuy mouvement yi nga xam ni mooy mouvement UCATSI bu sunu frère Abdou Khadre Diokhane di coordinateur bi donc vraiment ñoo ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñëpp ci seen teewaay ñuy gërëm aussi les partis yi nga xam ni ñoo fi teew les partis de l'opposition muy le grand parti ak PUR ñooñu ñooy parti nga xam ni ñoo fi teew les partis de l'opposition yi nga xam ni en général vraiment fu ñu leen woo rek ak lu mu sori sori ñu teew ñoo ngi leen ñaan ngeen tàccu leen wax dëgg yàlla bu ñu sañoon képp ku fi ñëw fii tey danoon la jox nga yëkkati kàddu wax ci sa turu mouvement wax ci sa turu parti mais temps bi daf nu xaw xoj léegi nag moo tax ñi ngi jox monsieur Kébé mu wax ci turu parti fi teew Kébé vous avez la parole. suñu imam te mooy suñu kilifa te moo fi teewal grand parti ñu teewal fi PUR ak délégation yi nga xam ne moom la ñu àndal ci seen bés bi pour taaral ko jëmmal ko ànd ak yéen ci liggéey bi kon dañu koy delloo kàddu gi rek mu wax ci suñu tur ñun ñëpp ñu xam ni parti yi fi teew daal seen objectif ñoom ñëpp daal mooy Sénégal soppeeku jëm ca kanam kon ñi ngi dalal gan ñi di nuyu sama mag ju baax ji Alioune Guèye nag wax dëgg yàlla mënu mañ a tudd turam ndax dañu bokk lépp ak honorable wax dëgg yàlla jóge ba Sénégal Soxna Woré Sarr ñi ngi koy dalal di ko sant di ko gërëm ak Dior suñu jigéen ak Cheikh Mbaye kon xam naa ñu jox suñu doyen rek mu wax ci turu bu parti yi incha allah. alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala nabil karim xam naa wax ji du bëri lool li may def rek mooy sant yàlla bu baax ci lii da wax ne wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant bu baax seen activités yi ñu ngi koy suivre ñu ngi nuyu ñëpp rawatina seen Cheikh Mbaye mi nga xam ne suñ dëkkandoor la nekk ku baax ku dëggu ku neex a jëflanteet tabarakallahu ñu ngi lay nuyu bu baax ci turu mbooleem parti opposition yi nekk Italie ñu ngi nuyu itam suñu xarit Alioune Guèye nga xam ne ñoo bokk lépp yàgg nañuy daje ci yu bëree bëri mooy fu mu toll rek luy defar ak luy boole ci lay ne ñu ngi koy nuyu bu baax di ko masaw ñu ngi nuyu suñu yaay suñu xarit suñu jigéen madame Woré Sarr nga xam ne kenn dootu ko présenté Sénégal te loolu yëpp ab fit la ak fulla ak fayda moo ko may
ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla gën koy dëgëral te sàmm ko li ci des nag mooy ñun ñëpp nañ nekk benn te xam ne su réew moo soxla sa réew nag bu soxlaa ci maanaam ayu ko ci jaamu yàlla la bokk te réew ma kenn ku ne xam na fa mu toll te ñun rek ñoo ko ci mën a génne kon nag nañ nekk benn ñun ñëpp fexe ba génne ko ci lii mu nekk yan na yàlla defal jàmm yan na yàlla may kàttan yan nañu yàlla may kàttan ba lépp luñ soxla yàlla defal ñu ko ci lii bi jaay seedi lu jóot ñu leen ne yéen ñëpp jasaakumullahu xeer. léegi nag dafay xaw a guddi bu ñu continuer ci paroles yi day xaw a xëcc de trop léegi nag li ñuy def mooy dañuy jox le président de la fédération monsieur Alioune Gueye mu yóbbaale ñëpp sinon rek bu ñu nee diw mbir mi boo moytul danoon dem ba 1h du matin moo tax ñi ngi jox kàddu gi le président Alioune Gueye mu yóbbaale ñëpp monsieur le président vous avez la parole. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di sant ñi fi teew ñëpp di nuyu ñi fi teew ñëpp dama wax ni balaa may sori artiste bu woy président Abdoulaye Wade juumoo ndaxte defe naa ni type bii ñu déglu sànq ba àddunay tukki bis bu jot dafay gën a am valeur kon suñu leader rek moo jara àndal maa ngi nuyu bu baax a baax ñi ñu fekk si ci dëkk bi muy mouvement And Falaat PDS Lekko Como di leen sant ci liggéey bu rafet bii nga xam ni nii ñi ngi koy def ma wax ni di ko defal libéraux yi nekk Italie yépp loolu mooy lan muy fàttaliku bis bi nga xamante ni nii ci la président Abdoulaye Wade bu jëmmaloon xalaatam bi nga xam ni defar na lu bari ci Sénégal walla moo defar Sénégal gépp mooy mu am xalaat taxawal PDS en 1974 au mois de juillet kon su ngeen ñëwee am xalaat taxawal manifestation boobu dama wax ni fédération PDS d'Italie ngeen ko taxawal libéraux yi nekk Italie yépp ngeen ko taxawal mais sénégalais patriotes yépp ngeen ko taxawal ndax président Abdoulaye Wade lu waay xool ci moom rek mën nga koo gis moo xam nga ànd ak moom ci libéralisme social soit nga ànd ak moom ci patriotisme boo xam ne nii cultivé na ko pendant temps yi nga xam ne nii yépp nekk na ko ci champ politique bi ba jamono ju ñuy wax ak yéen kon fête bii tey fête la boo xam ne nii sénégalais bu ci xool sa bopp mën nga ko cee gis kon may sant bu baax a baax And Falaat le coordonnateur Cheikh Mbaye ak le secrétaire général Alamine la responsable des femmes Astou Dior ak ñi bokk ci bureau bi ñépp bàyyiwuma kenn parce que xam nañ ni liggéey bi yéen ñépp yéen a ko bokk def ba mu agsi fii kon militant bi ci suuf ba agsi ci Cheikh Mbaye bi jiitu fédération PDS d'Italie amel na leen njukkal te histoire bind na ko te duutu deñ ba ilaa yow mi diini ma sant bu baax a baax délégation bi nga xam ni moom la parti bi yabal te mu nekk ci bopp bi l'honorable député madame Woré Sarr présidente nationale des femmes libérales du parti
mu nekk koo xam ne nii miin na gox bii nu nekk nii ndax dañ ko tànn tudde ko événement bi manifestation bi mu far benn nekk parrain boo xam ne nii tout le temps dañ koy répéter ndax qualité yi nga xam ni gis nañ ko ci moom ci engagement am ci président Abdoulaye Wade ci liggéeyam ci parti bi mais ci liggéeyam encore pour les Sénégalais kon ñi ngi koy sant bu baax a baax ñu ñëpp ñu xam ni Sénégal actuellement ñëpp li nu tal mooy tabaski mu ni ko fa ñuk ñëw pour tereelal ñu ak présence am bis bi nga xam ne nii moom la waa ànd falaat di def ànd ko ak fédération bi ak libéraux yëpp kon honorable député ñi ngi lay sant bu baax a baax di sant tam sa je sais pas sa doom ji nga àndal fekk ko fii ngeen ànd ñëw te ñun ñu xam ko bu baax muy responsable des jeunes du parti au niveau de la section de Plateau muy Yande Diop ñu xam ko bu baax a baax ku miin Rëbës xam nga ko moom ak ñi mu daan àndal li ci xew ci diggante bi tam ak ñi mu daan àndal xam ngeen ko mais bi ma ko gisee sànq li ma jëkk a frappé mooy daf ma wax ni ma ñun président deret ji bulo lañ yor kon ñi ngi koy nuyu bu baax a baax di ko tatangal di ko wax ni fi mu ko teg fi la te ku def leneen li nga xam ne nii du lu dul li mu nekk ak ñi mu àndaloon di nga ko rëccu loolu lu ñu wóor la kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen yóbbante cant ci direction wu parti bi di sant nag bu baax a baax fédération PDS d'Italie ak section yi fi teew yépp Alamine wax na ko sànq muy bu Bergamo Milan Brescia Novara Parma Reggio Emilia Piacenza Padova Treviso ak Pisa qui représente la région de Toscane comme ni ko bëgg Fàllu waxee soxna Dior muy une particularité di wax ni ko Alamine waxee li doon bëgg-bëgg bi mooy responsable bu nekk dëkk ba mu jógee walla kilifa gu fi nekk ku nekk ñu jox la kàddu ndaxte xam nañ ni am nañ lu mën a wax te war nañ koo wax te liggéey bi damay wax ni bu Italie bu accès ba fii tey du jëm mu Alioune Gueye mais dëkk yii ma lim la ak ñi nga xam ne dañu am ngànt du nord au sud te waroon a ñëw fekke ci jataay bi te ñu am ay téq-téq ñi ngi leen di sargal ñoom ñépp di leen jox seen wàccuwaay muy gor yu baax yi nga xam ne nii ñun ak ñoom ñoo bokk taabal ji ñuy def liggéey boo xam ne nii liggéey bu mucc ayib la bu fédération PDS d'Italie defee différence def liggéey bu mucc ci ayib seen engagement moom moo tax ak seen détermination ak bëgg président Abdoulaye Wade kon gàcce ngalaama ñoom ñépp ñi ngi leen di jéggulu nag ci ñàkk gi ñu ñàkk jël kàddu parce que ni ko secrétaire général waxee entre 21h 22h30 war nañu livrer salle bii ñu nekk nii pour dem ci yeneen loolu rek mooy tëq-tëq yi wante kenn ku nekk ci yéen bëggoon nañ ko jox kàddu mu gëti ko ci turu gox bi nga xam ne nii ci la jóge wante xam leen ni daal ñi ngi leen di sant yéen ñépp di sant bu baax a baax mu de soutien yi fi nekk yépp ndaxte le candidat Karim Meïssa Wade dafa def différence te nekkagul candidat parce que dans l'histoire politique du Sénégal aucun leader ou bien aucun candidat amul bénéficié wul autant de mouvement que le frère Karim Meïssa Wade grâce à ses qualités
et sa détermination mais surtout ci muñ ak force boo xam ne nii am na ko ci épreuve yi nga xam ne nii gouvernement Macky Sall mi ngi koy traversé loo kon ñi ngi sant mouvement yi fi nekk yépp di sant le coordonnateur comme ni ko Alamine waxe sànq Abdou Khadre ak yeneen mouvement yi nga xam ne nii yépp ñoo nekk ci Italie di def liggéey boo xam ne nii liggéey bu mucc ayib la ndaxte nag PDS contexte bii mu toll nii daf leen soxla pour ñu ñëw nekk un plus pour le parti et pour le candidat kon ñu ngi leen di sant di leen remercier di rafetlu seen liggéey madame honorable député di ko rafetlu ci sa kanam ci contribution yi nga xam ni ñi ngi koy def ci succès yi nga xam ne ni parti bi mi ngi koy am fii au niveau de l'Italie mu nekk loo xam ni lépp ci àndandoo lañ ko def nekk benn xam ni li ñu intéressé mooy intérêt wu suñu candidat le frère Karim Meïssa Wade ñu jël ko teg ko ci bopp réew mi pour mu def liggéey bi nga xam ne nii moom la ñuy xaar ci ñoom loolu la ñuy def ànd ko ak ñun vraiment ñu ngi leen di remercier bu baax a baax ci liggéey boobu noonu di sant nag opposition bi nga xam ne nii ñëpp ñëw nañu teew te imam Baye Kébé jël kàddu sànq ci seen tur ak sama rakk ji baax ji nga xam ne nii ñoo bokk lépp bokk fu ñu dëkk bokk yarandoo ak ay magam ñu ànd ñëw fii fekk ko fi mu représenté PUR Baye Kébé toogal fi grand parti opposition bi yépp am benn combat boo xam ne nii ñoom ñoo ko bokk te danañ ci ñëw ci kanam kon suñu ñëwee teew loolu rassuré nañu te ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci seen teewaay bi nga xam ne nii teew nañ ko ma bëgg a ñëw nag tuuti rek def benn waxtaan di ñaan ñëpp ñu déglu lu gàtt lay doon parce que tey message bi ñu bëgg a déglu honorable député madame Woré Sarr moom moo koy délivrer mais occasion bu mel nii su ñëwee jaadu na nu def une petite lecture joxe ay recommandations comme daje yombul ma wax ni li xew Sénégal kenn du toog ci ay table di ko wax parce que ñun ñëpp ñoo ko gisandoo président Abdoulaye Wade bi mu créé PDS en 1974 def opposition 26 ans accéder au pouvoir liggéey li mu liggéey ci Sénégal transformer Sénégal ba yóbbu ko niveau boo xam ne nii ñëpp ko nawoon en 2012 tey bu Sénégal ñëwaatee ba agsi fii mu agsi tey ci wàllu ñàkk démocratie ci wàllu xañ nit ñi seeni droit ci wàllu ñàkk li nga xam ni moo gën a élémentaire gën a ëpp solo ci lu nit di jëfandikoo muy wàllu ndox walla yeneen yi jaadu na tey sénégalais yépp jël seen engagement boole ko nekk benn xeex ndax loolu deñ ci Sénégal te li koy dindi mooy Macky Sall jóge ci bopp réew mi moo bëgg leen wax nag ni leen coow li bari na am na sax ñuy ñëw di leen wax ni gagné na élection yi te commencé guñu loolu lépp lenn nekku ci dëgg parce que gouvernement bi xam na ni perte na élection yi maintenant li ko desee mooy mener une campagne de désinformation jëmale ko surtout nag ci la première force de l'opposition du pays qui est le PDS et son candidat le frère Karim Meïssa Wade loolu nag li ma leen di ci yóbbante mooy na ngeen teey te déglu parti bi te bañ a déglu information yoo xam ne day jóge feneen le PDS est un parti bien organisé li gën jafe te nekk essentiel pour remporter ay élections mooy am un appareil un programme ak ay leaders yoo xam ne bëgg nañ Sénégal te manifester nañ loolu PDS am na ko à travers son candidat désigné le frère Karim Meïssa Wade et l'actuelle direction du PDS bi nga xam ne nii tey moo jiite parti bi te honorable député ñëw représenté leen bu leen kenn dugal ci lu kenn xamul bu leen kenn dugal ci loo xam ne nii du dëgg bërki démb gis naa ñu génn benn document def une répartition de la carte électorale du Sénégal
joxe ci ay analyse yooyu yëpp ay journaliste la yoo xam ne nii nguur gi moo leen façonné nguur gi moo leen teg pour que nit ñi découragé parfois nga gis nit mu ni la ñoom jël nañ seeni carte te ñun jotuñu suñuy carte loolu warul nekk débat ñun jot nañ suñuy carte parce que une bonne partie fii jot nañ seen carte ñi nekk ci salle bi ñu bari jot nañ seen carte te ànduñu ak ñoom ñi àndoon ak ñoom nax leen ba ñu jox leen seeni carte wan nañ leen ginnaaw kon seen calcul faussé na bu yàgg parce que bu fekkee ni Aly Ngouille Ndiaye dafa jàpp ni Sénégalais yi mu joxoon carte en 2014 xañ na am ci pourcentage bu ko voteel ñooñu dañuy continuer di topp Macky Sall ñooñu ñëpp wan nañ ko ginnaaw bu leen kenn découragé loo bu leen xaddi déglu leen message yu parti bi déglu leen seen candidat muy le frère Karim Meïssa Wade te li mu ñu wax gëm nañ ko mooy dana ñëw Sénégal et il va battre campagne avec nous ndaxte gouvernement Sénégal Macky Sall et son régime bu leen wóoroon ni Karim mënul nekk candidat mais duñu réformer le code électoral et la constitution en précipitation rien que pour empêcher à un homme de se présenter ñun xam nañ bu baax ni yoon may nañu suñu candidat mu présenter Macky Sall ñëw na bëgg na ko yàq ci ay fala-fala combat bu rëy la aajowoo boo xam ne ni ñun ñëpp am nañ ci wàll direction parti bi am na ci wàll ñun am nañ ci wàll foofu la ñuy woo militant yëpp ñu taxaw ak détermination ak gëm ni benn candidat la PDS am muy le frère Karim Meïssa Wade mu leer ci bopp gouvernement bi leer ci bopp opinion nationale et internationale liggéey boobu ñu ngi siy dox li may wax nag ci opposition bi dafa am lu Macky Sall bëgg a def loo xam ne nii mooy foqar ñi wala salfaañe bagage yi loolu nag xeex la boo xam ni nun ñëpp noo si war a ànd te nam ko bëgg a defee Sénégal noonu la sampe ay cellules am à travers ambassades yi ak consulat yi pour ñu foqar ñi carte gi loolu nag kon maa ngi lancer un appel à toute l'opposition de se réunir et prendre toute décision boo xam ne nii bu baax la pour empêcher les représentations diplomatiques ñuy foqati wala ñuy këf victoire bi nga xam ne nii dafa leer ni Macky Sall perte na nguur gi kon nañ taxaw ci loolu nun ñëpp xam ni sunu Sénégal fii mu nekk nii tey taxul woon Abdoulaye Wade gemb taxawal PDS liggéey si lim si liggéey ñëw si nguur gi def si lim si def ku ko nar a yàq jar na sax à ce que ñun ñëpp ñu bàyyi ci suñu dund ñi ngi jégalu di wax ni suñu parti amul droit rater rendez-vous bi nga xam ne nii mooy le 24 février 2024 ndax sénégalais yi dañu aj seen yaakaar ci PDS kon le PDS n'a pas le droit de trahir loolu honorable député il faut que la direction du parti xam loolu que sénégalais yi dañu aj seen yaakaar ci PDS kon na PDS gën góorgóorlu liggéeyaat yokk ci li nga xam ne nii liggéeyoon na ko pour que ñu jox ko confiance pour que Sénégal dellusiwaat fi nga xam ne nii fi la ko président bàyyi woon ak yéene yi nga xam ne nii am na ko ci réew mi du ma dellu si ci bilan wu Macky Sall parce que def ko jotagul danañ am occasion pour defaat ko di jeexal rek di wax ni ñi ngi sant ñëpp di sant gor yu baax yi nga xam ne nii ñoom la ñu àndal jóge Bergamo ni ko Asinaar waxe sànq suñu mbokk yi nga xam ni mënuñu tàggoog ñoom te parti bu nekk soxna na leen mais teewul ñi ngi des ak seen ngor ak seen dignité parce que képp ku des ànd ak président Abdoulaye Wade engagement tax mais xaalis taxul yéen a sol seen essence yéen a def seen autoroute yéen a jënd ndox mi ngeen naan ci yoon wi dama ni loolu PDS rek moo ko mën a am defe naa ni tey jii nii le parti au pouvoir bu woote woon lépp nekk naturel ñu ñëw ci salle bi comme niñ ko defee joxuñu kenn 15 joxuñu kenn pikandi
defe naa ni dana yaraax lool te teewul ñoom ñi ngi bàyyi seen lépp bàyyi seen ngor parti bu nekk di leen woo ñu ñëw di ànd ak ñun di wax lu baax di def lu baax féete fi nga xam ni foofu lañ féete askan wi ñi ngi leen di sant bu baax a baax di sant xale yu baax yi nga xam ni noo assuré communication bi ak presse bi di tas li nga xam ni moom la fédération bi di def moom la mouvement bi di def te ñoom it kenn mu leen fay di sant journalistes yi fi teew yépp di lancer un appel aux Sénégalais ñu xam ni l'heure est très grave pour le Sénégal. Il faut que tout le monde se lève debout pour barrer la route à Macky Sall et son régime dictatorial bi nga xam ne nii lenn yitteelu ko lu dul ñëwaat confisquer la volonté des Sénégalais pour tegaat réew mi dans une confusion boo xam ne nii duutu nu tàggoog moom ba ilaa yow mi diini danañ am encore jot ak temps pour revenir ci ay thèmes yoo xam ne nii ay thématiques la doon parce que li war a xew ci élection présidentielle yi mooy il faut que ñu def une politique autrement ba Sénégalais yi xam ni à part kañang-kañang yi à part wax ji ak xumbeen yi am na loo xam ne nii moo war a lal politique te loolu mi ngi ci yéen ñëpp mi ngi ci ñun ñi nga xam ne nii ak gor yu baax yi nga xam ne nii ñoom la ñu àndal liggéey bi maa ngi leen di sant bu baax képp ku ñu fàtte rek moo xam dëkk la te ñu waroon a tudd wala tudduñu ko nañu jéggal mais daal kontaan nañ bu baax a baax ci responsable yi ak déplacement yi nga xam ne nii def nañ ko jóge ci ay régions yoo xam ne nii yu sori la rien que pour rehausser la manifestation merci beaucoup à And Falaat merci jërë ngeen jëf jërëjëf monsieur le président Alioune léegi nag dañuy def pause 5 minutes def animation sargal la marraine après ñu soo ko jox kàddu gi mu wax ak mbooloo mi jërë ngeen jëf donc ñu ngi leen di ñaan yéen ñëpp ngeen jóg ñu sargal suñu marraine góor gi dolli ñu ci bu naree neex su baaxee daf lay xëy yàlla bu fa saay-saay bi bon bi jaar ba xorom ko yàqal bi ko loolu duñu ko nangu 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 duñu ko nangu loolu duñu ko nangu duñu ko nangu waaw assalaamu aleykum waa Italie gannaaw ba ma sante yàlla julli ci sangub sang yi maa ngi yeesal sama njébbal ci nga xam ne mooy sama xarit di sama sëriñ di sama wasila Alaaji Fallu Mbàkke yal na yàlla koy leeram te taasuñ ci barkeem may fésal sama xaritoo ak sama sëriñ bi ma won sëñ Fallu di sama bunt muy sëriñ Abdou Karim Mbàkke borom makaarimal axlaa bala maa nuyoo ci ñi ma fekk ci dëkk bi dama leen di nuyoo excellence maître Abdoulaye Wade président des cœurs et des esprits du fi jóg ba yombal xeyam ku bañ a gis ni Abdoulaye Wade def ci réew mi demal fongale mi mbaa nga gumba rek góor gu baax googu nga xam ne yàllaa ko def ci xolu nit ñi te it moo ko jëf parce que président boo xam ne yor nga 12 ans réew mi yàlla dogal ngay mag campagne jot foo romb ñu ne da réccu nañu foo romb ñu ne dañoo juum ne ko fa seesal jabar ba pare réccu xam ngeen ne Abdoulaye Wade mi moo am jom président de la république boo xam ne yor nga am réew 12 ans kër ga nga doon campagne bi nga nekkee opposition mënatoo faa dellu te ñu bëri jaar ci yow ba defaru xam nga ne Abdoulaye Wade mi moo dis gor Abdoulaye Wade c'est le sauveur Abdoulaye Wade c'est l'intelligence Abdoulaye Wade il est intègre Abdoulaye Wade machallah il a une vision lointaine Abdoulaye Wade mooy pan-africain bi nga xam ne lu mu bëgg a fax da koy wax ragalul kenn Abdoulaye Wade mooy nit ki nga xam ne ñun ñëpp dañoo war a ànd ñaanal ko yàlla may ko gudd fan may ko wér defal ko sutura mu yàgg fi lool bari na tey ñuy calli âge bi rek la waaye cey bu amoon juróom-ñaar fukki at kon kenn waxatu ko bu ma paree ci président Wade man di leen nuyoo ki nga xam ne mooy Omar Sarr di sunu secrétaire général national adjoint di coordinateur parti bi nga xam ne nag
Gànjool la dëkk Gor Pire am na ñu fi doon xëccoo tey dem nañ ca Macky Sall ñooñu buñ leen joxoon secrétariat bi adjoint gi kon ba tey dem nañ ca Macky yóbbu suñu ndomb ak tànk waaye yàlla moom lu baax lay def maa ngi leen di andil nuyoo Omar Sarr di leen andil aussi nuyoo sama président groupe parlementaire muy Madické Niang moom it Gor Pire la bu paree nag man leen ki nga xam ne xale bës laa ko tudde moo saf ñëpp dañ ne le candidat du peuple c'est pas seulement le candidat du peuple c'est le candidat du monde entier parce que même nit ñu weex ñi dañoo bëgg Karim ma wax ni jaam ak pexeem yàlla ak dogalam te diggante xàcc ak dóor yiw yàlla xaj na fi dama ne Karim moom la baayam nekk président de la république ci réew mii ba jóge fi kenn gis ko mu takk montre 113 millions ku ko gis na ko wax Karim la baayam nekk ci mi doon président de la république ba jóge fi kenn mosu la fekk Karim Wade ci baar mbaa mu topp xale yu jigéen ñi ku ko gis na ko wax Karim Wade moo nekk ci réew mii doon doomu président de la république lenn lu nekk ñu di ko wax bàyyi mu mën a tontu lool ndax waa loolu dëkk te kenn mosu la dégg mu def impolitesse ci réew mi ku ko mës a gis na ko wax Karim Wade la baayam nekk ci réew mii ñu naan ko yaaro ministre de la terre et du ciel beure coofe doore roofe macha allah waaye nag moo liggéey ci réew mi it aéroport bii ma jaar bii boo jaaree à péage dem aéroport dem Grand Théâtre dem monument de la africaine nga xam ne moom mii fi baayam tegoon tànkam Karim Wade teg na fa tànkam nit ma ne nit koo xam ne dafa tëx rek ne duma bëre lu ko nit manal bëre dëgg Macky bëgg bëre bañ bëre day bëre dëgg dañ koy yenu ba ca suuf ne ko tegg kenn amul garabam day bëre bu ma jógee ci loolu maa ngi nuyu le président de la fédération d'Italie muy Aline Gueye Aline Gueye jaaraama Aline Gueye jaraw lak Aline Gueye kat mënoon ngaa def na say morom nag ndegam ñu yor a kës néew la ñuy peer njaay ka koloj ak di leen dik asaka ak yow mi nga xam ne nag yàlla moo ko dogalul mais député gi nag ñépp la ko yéene mais nag jaam ak pexeem yàlla ak dogalam yaa ngi gor te loolu moo la war parce que nag ngor dignité lu ko waay jënd ci àddina ëpp na ko ñun li ñuy def defaluñ ko Abdoulaye Wade fidélité defaluñ ko Karim suñu fidélité defaluñ ko parti bi xam nga kuñ ko defal suñuy doom suñuy sëtër ñi ëllëg nettali bi daf fiy des te àddina lu la nuyu ci àddina tàggu na la kon jàllul gore de jaaraama Aline Gueye maa ngi lay gërëm bu baax di la sant di nuyu nag ñi nga xam nag ne ñooy ci man bakkan ci xar kanam muy mouvement ànd falaat PDS Cheikh Mbaye maa ngi lay gërëm bu baax comme ni ko président Aline Gueye waxe tabaski gi xat na te ku ne xam na ne Sénégal toj na barke Serigne Fallou laa wax ku wax ak ku waxul ñépp a toj ñépp a dee ñépp a damm ñépp a matul fu ñuy teg seeni tànk kon bu tabaski gi jotee à 0 mètre de la tabaski ma bàyyi samay soxla ak responsabilité bi ma yor bàyyi sama njaboot ñëw ngir yéen dëggul nag wolof njaay dafa ne koo xamul li nga koy def ndam la defa tax jërë ngeen jëf maa ngi lay nuyu di nuyu général anamu Alamine Diop maa ngi koy nuyu bu ma limee damay juum parce que bu ma fi ñëwee dama leen di yërëm da ngeen di bàyyi seen temps bàyyi seen i njaboot bàyyi seen i soxla bàyyi seen i ndax sama jën mujj tuuti ji ndax sama jëmm ji rek taalibe bu ndaw a ndaw ci kër sëñ Fallou laa kon man mënuma leen a fay maa ngi lay gërëm à travers yow di gërëm Alamine maa ngi gërëm Cissé maa ngi gërëm Dame Gueye maa ngi gërëm góor di gërëm jigéen di gërëm mag di gërëm ndaw dama ne koo xamul ni mu lay def Ibrahima Ndiaye borom oto bi borom ñaari jabar yi koo xamul ni mu la def rek ni nga ko defa ko tax damaa bëgg na góor ñëpp Karim Wade jëlee réew mi ñëpp nag ñi amoon ñaar fukk ñi amoon juróomi ndax réew mi day neex ba gundaandaat wërsëg wee yaatu ba ñëpp xaj ci bu ma jógee ci loolu maa ngi jël nuyoo jigéen ñi ko teg ci loxo Dior seen présidente Dior maa ngi lay nuyu maa ngi lay gërëm di la sant ndax dafa guddi te sama yaram dafa tàng tey damay xeex moo tax ma di la nuyu di la sant di la gërëm teg nuyoo bi ci sa loxo nga tegal ma ko ci jigéen ñi nga xam ne ñëpp yaay seen présidente kii nag mënuma ko bañ a tudd ndax sama goro la sama dooma koy denc muy Ndey Jaw di nuyu Aram maa ngi lay gërëm bu baax Jeng Saala Weynde maa ngi lay gërëm di la sant mag loo jox yokk ci moom xam na ko loo wàññi ci moom xam na ko maa ngi lay gërëm maa ngi gërëm aji mari maloo ana sama goro collé papier collé anamu gisam ma ko fi de donc may gërëm ñëpp
di gërëm nag les mouvements karimistes xam nga lu tax c'est un parti légalement constitué ñun ñoo ko jël tànn ko muy candidat waaye bañ ko jëlee nag muy tànn ko muy yéen mouvement karimiste yi da ngeen a jóg gën noo bëgg suñu candidat bi di ci xeex di ci xuloo di ci saagante ci réseaux sociaux yi di wax fu ngeen toll di jàppale Karim di ko tudd ba ñun sax daanaka jot giñ ci war a mën a jot mouvement karimiste yi xañ nañ ñu ko kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di xam ne PDS ak mouvement karimiste 6 ak 9 la boo ci juutal mu andi morom ma mënunoo dem bàyyi leen mais yéen mënu leen a dem bàyyi ñu ñun ñooy taaw yéen ñi yéen ay caat kon je vous demande de faire l'unité l'union fait la force pour gagner les élections il nous faut de l'unité pour dire la vérité pour gagner les élections il nous faut de l'unité il faut qu'on soit unis autour de l'essentiel ce n'est qu'une seule chose dàq Macky Sall ca biti mu dem fab Karim Meïssa Wade jox ko réew mi ndax réew mi naat maa ngi gërëm dama ànd ak sama xarit boo xam ne sama doom la moom sax Ablaye Wade la nopp te Ablaye Wade nobbu ko muy Yande Diop mooy gelu nee na paa bi la nopp léegi dafa di jógee Paris ma ne ko nañ fi passé mu ngi nii moom itam xale bu baax buy sonn comme ni ngeen sonnee war ngeen a xamante ne ñoom joxaane à travers yow mouvement yi nga jiite la Panthère mouvement yi nga jiite askaaw mu yi ngeen jiite astu yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm macha allah yàlla na ngeen gën a xat waaye nag une mention spéciale au griot du Parti démocratique sénégalais xam nga lu tax Ablaye Wade def na fi lu ne dama ne xam nga lu tax garaat bu ne Ablaye Wade takkal na ko fi gëbal Ablaye Wade ku ko xam ne il est généreux tey daa bëgg boppam lu ne Ablaye Wade defal na leen ko am na ñoo xam ne bàyyi nañ nu dem yéen ngeen toog dañoo goree di dem li ma leen di wax assemblée ñun ñu gore toog kon yàlla na ngeen toog ba doon am Mansour Mbaye doon am Ablaye Mbaye Peex doon am Kiné Lam doon keneen te yàlla nañu ko wér gi ak matal ak gudd fan gi matale Ablaye Fall maa ngi lay nuyu gis naa annonce bi waaw ma ne lii lan la xale bi lu muy làkk nii Ablaye maa ngi lay nuyu Ndéem maa ngi lay nuyu bu baax léegi nag li xew Sénégal kenn du ko nettali kenn ndax même bu ngeen nekkul Sénégal xam ngeen li fa xew ndax seeni mbokk fa ne seeni mbokk nekk ci réew mi ku fa daan yónnee téeméer léegi ñu ngi lay boo joxee ñaar téeméer ñu mere la ku daan joxe junni boo joxee junni ñu mere la donc dëkk bi dafa metti te man xale bii Jimbori Sall mii jaaxal na ma ndax damaa xam ne li ñu mëñaloon Ablaye Wade li ñu sonale Ablaye Wade kenn sonale wu ko Macky Sall wóor na Aline Gueye mii ndox amul ca dëkk ba danoo sonn 3 heures du matin la ñuy tëdd dama wax le ministre des finances nu mu tuddati Amadou Ba ma ne ko monsieur le ministre des finances le ministre des milliardaires vous nous faites chanter tous les jours de milliardaires et ces 7% n'a pas croisé le panier de la ménagère ni l'emploi des jeunes ça n'a créé au Sénégal que de l'estress de la fatigue du désespoir tout le monde est fatigué dans ce pays mu ne ma ne ko la croissance a pris les escaliers pour nous amener à 7,2%. Félicitations monsieur le ministre bu foog ne moo ci demee ne ko mais malheureusement la famine a pris l'ascenseur pour nous amener à 2000 familles de pauvreté yéen toroxal ngeen réew mi da ngeen ne mënuñu ba ngeen jëleen fi da ngeen a war a dimbali ñi waaye yéen a saxal pauvreté ci réew mi ku daan jox junni nit ba ci yaa nga ne ñaari junni danoo pauvre ba ci yaa nga ne maa ngi ci juróomi junni kon kañ ñi toroxal nañ ñu dama ne Karim Dey il n'a pas été épinglé dans ses fonctions ministérielles que ça soit clair man procès bi premier jour ba keroog bi ñu joxe verdict maag bàyyam ñu ngi toog amul kenn sax témoin en charge yu ñu jëloon pour ñoom bu ñëwee ne xam naa Karim seq naa ak moom xaalis amul kenn barke Serigne Fallou ma gënal Ablaye Wade moo ma gënal Karim moo ma gënal sama jëmm amul kenn ku ma sa taxaw ci ñoom ni Karim Wade mii xam naa ko wala seq nañu xaalis danga naan mosuma koo gis tey laa ko mas a gis mosuma téléphoné xamul sama kër waaw ku xamul sa kër téléphoné woo ko téléphoné wu du ngeen di seqe alal créer c'est clair créer c'est pour créer kii des problèmes au candidat Karim Meïssa Wade parce que ñi ñu bindoon bëri na mais bi Karim ñëwee rek jeex na kenn waxatu ko donc Karim kenn épinglé wu ko ci dans ses fonctions ministérielles je vous le dis man maa fekke yow daal gis nañ la yaakaar nañ daal yéen nga 4-4 foo ko jëlee loolu mës ngeen ko dégg ci mim réew
ah waaw où sont les 29 milliards de Mame Mbaye Niang ana 29 milliards de Mame Mbaye Niang ana xaalis bi li ñu war a wax waxuñu ko ah mas ngeen a gis Karim Wade takk montre 1 million ku ko mas a gis na ko wax amul moom daal xam nga li ci ne kumba am ndey kumba amul ndey yaa ma neex bismillah ware neexoo ma bootal say lex rek boot sa loxo pression dañuy wax naan dañoo liggéey ñu nit ñee sonn parce que mënoo di xëy di lijjanti dépense bu ñu la yóbboo prison nag nga gën a dee ak sa njaboot da ngay toog rek yor calme blanc def calme blanc plat jëli leen carte yi maa ngi leen di féliciter ci mouvement foqar ci sama carte c'est très important li ngeen def noonu influence bu rëy président ma ne mouvement foqar ci sama carte ak am solo gars yi da ngay xupp de gis nga waaj xupp rek barke Rasulaay li am ci réew mi mosula am ci réew mi magistrat bu démissionné juge bu démissionné mais lii qu'est-ce que sax xam na lu xew ci réew mi mais nit ñi dañoo sonn daal te am na ñoo xam ne ragal nañ yàlla bëgg noo dee di layoog seen borom yàlla naa fi ñëw dëwën yàlla bu kenn manqué ci barke Serigne Fallou yàlla nañu fekk nag ñu nekk ci donkaasi gi ba su ma ñëwee ay billets màkk laay joxe ñu di ko tiireel góor ñi di ko tiireel jigéen ñi yàlla mën na ko yàlla def ñu ngi gërëm journalistes yi ñu ngi gërëm jigéen ñi seen taxawaay rafet na Karim ne compte que sur les femmes et les jeunes pour accéder au pouvoir mag ñi nag dañ leen ciy ñambaas na xam nga ñun mag lañ léegi waaye il compte sur les femmes et les jeunes jigéen bëri na pexe Ablaye Wade nag yàlla na gudd fan ku ne amin yàlla na nga gudd fan Ablaye Wade yàlla na gudd fan ku ne amin yàlla na gudd fan goro ngoogu nit a ngoogu garmi nit ku disponible nit ku bëri wërsëg nit ku xam teraanga nit ku mën a muñe nit ku mën a jéggale li Ablaye Mbaye peex ma woon daan wax naan day jaale di jaxal moo ko daan wax de tey nag makkee jaale di jaxal waaye nag yàlla du jeex waaye sëñ Touba jooju yàlla du ko seetaan donc maa ngi leen di gërëm jeunes yi sonn nañu boo demee étudiant yaa ngi gërëw santé baa ngi gërëw ay lii ko ma sa gis ay xale bi moo ñemee coow jimboori ñemewumaa tudd tur wi ndax damaa bëgg a tabaskee sama kër waaye jimboori ku ma yóbbu ci jimboori yi di nga ma baa nag jimboori sàll moom wax dëgg yàlla damaa foog ni li xew ci réew mi yëgu ko guuxilex rek salaamaaleykum pression rek moom daal prison loxo bi prison rek danoo sonn ci prison maa ngi leen di gërëm di sant ñëpp di gërëm jigéen ñi seen taxawaay yàlla nañ fi dellu si déwén di leen gërëm di leen sant di wax nag ni dama am habitude en tant que responsable national des femmes nit buy daw te fii nag ku fi toog gor nga ah fii nag bu ñu waxantee dëgg fii ku fi toog gor nga ka ngay PDS wala ngay karimis mais gisagu leen dara li nu wote assemblée ci milliards rien que pour waaye ku nu jox lekkal loolu lañ ñu daan wax ku nu jox bu solal bu wote jotee urne ba ceeb ba yow rek la ma ba xale ba yuux ba ma ne ko sa baay ak sa yaay buñ demee ca bitig ba dañuy xam ndax li war a saar di wax dëgg la wala déet li ñu wote ci milliards kenn xamul nu mu toll bu fekkee nag ñoom dañuy xiifal nit ñi muus mas naa ko wax ministre bi ma ne ko yéen seen gouvernement xam nga lan la mu ne ma ne ko da ngeen naan muus bañ ne ngeew ngeen ne nu sépp loolu rek ngeen fi nekk kenn gisul xaalis bi ñun sonn nanu waaye danoo dee barke Serigne Touba danoo sonn donc fu ma mas a dem waaw góor day tax ki doon góor lu gën a doon góor ki te doon di nelawit danaan alhamdulilah war naa jóg nag sàkki pexe damay def fu ma dem damay indi ay diplôme d'honneur au nom du secrétariat national des femmes du parti démocratique sénégalais du mënuñoo décorer ñëpp tey nag moom xaj na dañu bàyyi diplôme yi ak président ak groupe am ñu seet mais ñu def ci remise symbolique rek boo xam ne bii jigéen ñi danañ xam ne li ngeen di daj yëg naa ko li ngeen di def xam naa ko Ablaye Wade xam na ko Karim Wade xam na ko yàlla miy dexe nag ndam parce que nag ndam kenn moomu ko yàlla rek ko moom nag Macky Sall bu ko ne woon 3 ans lay def jël réew mi ku déglu Ahmed Aïdara bërki démb nee na Waré Sarr dama ko doon defal benn émission mu ne ma bu fekkee Macky dafa mer ci 150 députés yu ñu ko xañ tey yàlla jox ko 15 millions d'habitants waaye daa war a neexal nit ñi waaye xam ne yàlla ànd na ak moom dëgg la wala déet nguur goo gis c'est provisoire seul le pouvoir de Dieu est éternel yàlla nag ak yonent bi ak Serigne Fallou mi nu yaakaar barke Serigne su baax si ci réew mi yépp ak évêque yeeg lépp le 24 février yàlla na Italie génn sortant gagné élection yi Guédiawaye gagné Sénégal gagné bu ko defee Macky Sall buy dem gilleem nga mu dugaloon ca biir palais ba gilleem nga laa koy boole ne ko àndal sa gilleem te dem ndax ba mu dugg gilleem la fa andi kon buy dem dina yóbbaale gilleemam donc bu fekkee diplôme yi disponible na waaw léegi daal Aline Gueye ñu ngi lay gërëm Cheikh ñu ngi leen di gërëm
Diouf ñoo ko Baye Samba ñu ngi leen di gërëm ñëpp di sant jigéen ñi foon naa leen yéen laa am da nag présidente opposition ak présidente bu nekk au pouvoir duñu benn waaye nag li may bon maa tane Marème Badiane ndax Marème Badiane moom waroon naa tooxaaleel ñi mu àndal waaye daa mel ne ko yor sëb néew rek di ko weccee ak nit rek di ko weccee ak Marème Badiane boo joxee Marème Badiane ñu ne la teg ci dara ndax gisul yorul xamul dama leen di xas ne leen yéen ba ngeen ñëwee assemblée dagg seen loxo yi fii yemale fi mbubb yi la Sénégal waroon na xam ne yéen ñii rokk du doon seen affaire man da xaw ma xale bi fu mu tombé nay Ablaye Wade de lu mu am da koy joxe barke Serigne Fallou Mbacké jërë ngeen jëf maa ngi leen di gërëm Alamine maa ngi lay gërëm général bu baax di la sant Dame Gueye maa ngi lay gërëm ana kii sama jabar soxna mu ngoog njaaya kulim juum maa ngi gërëm ñëpp ndumbe yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant joxaane yàlla nañ ko teewe dëwën te rafetu fekkin ci barke Seydina Mouhamed yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn réer nañu fekke victoire bi fii nag bu ñu ñëwee bu yoboo ñu filmé bu yoboo ñu bañ a farmi il faut que ma fecc fi ndaa daal li mënta ñàkk ndaa daal li moom mënta ñàkk bu Karim ndaa daal li mënta ñàkk donc maa ngi leen di gërëm di leen sant ngeen ñaanal Karim yàlla na ko yàlla may ndam ngeen ñaanal Karim yàlla na yàlla yombal duggam ngeen ñaanal Karim yàlla miy joxe nguur yàlla na ko yàlla jox yàlla noppi na ci cër yàlla na nu yàlla defal li gën ci ñun te nu fekke ko te tal ko barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke sëñ Fallu 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 jërë ngeen jëf. waaw ñu animé tuuti après. laay laay la la. waaw ñu leen sagal meer bi na boy. waaw léegi jërëjëf. léegi nag li ci des mooy xam naa du ñu mën a sagal ñëpp mais maire bi muy ñëw dafa indaale quelques diplômes de reconnaissance ci ñi nga xam ni vraiment jot nañoo liggéeyal parti bi jot nañ cee sonn yàgg nañ ci mu xalaat ni bu dee ñëw fii war naa mën a indi ay diplôme de reconnaissance yu ñu jox sunu vraiment vaillant militant yi looloo tax dañuy jox kàddu gi le président Alioune Gueye moom mi nga xam ni moom mooy président fédération mu sargal góor ñi nga xam ni am nañu yaakaar ci ñoom xalaat nañu ni vraiment jotoon nañoo bërbëri bu kenn yaakaar ni nag dañ la fàtte mais jotoon nañoo am lu nu liggéey tuuti ci kii bi rek ñu leen di sargal maanaam di leen jox benn diplôme de reconnaissance buñ ci jógee am nañu tamit suñu mbokku jigéen ñi ñooñu aussi maire bi ci boppam moo leen di sargal donc noonu lañ ko defee ndax dafa ni rek daf koy indaale jox nu ko ñu sargal ko lekk ci 10 minutes ñu sargal ñi nga xam ni daal jot na noo yëngatu tuuti ci parti bi ñu jox leen diplôme bi nga xam ni du dara mais dana yokk seen góor a tuuti jërëjëf monsieur le président. président nga baal ma rek dama fàtte parti opposition yi ànd ak ñun daf ci am solo parce que réew mi ñoo ko bokk maa ngi jéggalu bu baax pur ak Malick Gakou kenn rëccu ma pur sama xarit la Malick Gakou sama doom la ak Adja Oumy waaw APR c'est bien Oumou c'est bien donc loolu rek laa doon fàttali maa ngi jéggalu parce que ñoo bokk yëf yi waaw jërë ngeen jëf na ànd yu dëgër rek waa ji daal nanu abal rek Oumou bu wax dara la naqari mais dañuy abal moom day dem moom. ñi ngi ñëwaat di jël kàddu gi waa ñu may ñu déglu tuuti rek balaa ñooy dem ci remise de distinction yi dafa am Ousmane Cissé daf ma wax sànq lu am solo loolu danañu am temps pour dellusiwaat ci mais occasion la tey ñu laal ci tuuti mooy gouvernement bi comme ni ma ko waxee sànq madame la présidente ñu ngi lay remercier ci sa intervention am na solo le message est très fort te jàpp naa ni Italie dana ko dégg donc ñu ngi lay sant bu baax a baax ci sa disponibilité ak effort yi nga def ba ñëw fii comme ni ñu ko waxee
di wax rek ni nguur gi xam na ni benn yoon rek moo ko dese muy jaxase xelu nit ñi surtout ci couche bi nga xam ni jàpp nañ ni moo gën a vulnérable muy wàllu jigéen ñi xam ngeen ni bërki démb yónnee nañ fi waa FES ñu ñëw Milan wax leen ni leen dañuy yokk ay financement danañ andiwaat 100 millions 200 millions actuellement niñ koy defee Bergamo lañ koy defee fépp ñi ngi dajale jigéen ñi di leen wutal ay carte consulaire pour wax ni dañ leen di financer mais loolu bu mu leen tiitloo na ngeen ci dem ak xel ak teey bala ngeen di joxe seeni carte d'identité ñu koy dugal foo xam ne nii du ngeen xam fan la ndaxte su fekkoonte ni nii gouvernement bi am na solution pour jàppale leen yéen jigéen ñi du xaar ba ñeenti weer dese ko mu ñëw naan daf leen di génn ci jafe-jafe yi ngeen nekk FES muy fonds d'appui aux investissements des Sénégalais de l'extérieur tel que ni ko président Abdoulaye Wade concevoir oon mënoon naa nekk une solution mais Macky Sall yàq na lépp ndaxte da ngay gis sax ku bénéficier wu FES koo xam ni génnul Sénégal kon clientélisme politique moom moo ko lal la nekkul woon solution ba 6 mois élection yi xam naa ni sax du leen yóbbu waaye dama leen bëgg rek nun ñëpp nu laayante biir ku nekk naab sa moroom comme ni ko Alamine waxee madame la présidente au nom de la direction du parti et surtout des femmes libérales dafa am habitude ginnaaw bu joxe distinction ñëpp ndaxte discours am bi jox na distinction Italie yëpp moi je pense qu'au niveau de l'Italie ñëpp a mérito ñu njukkal leen ndax li ngeen def rëy na Italie mooy réew moo xam ne nii moom rek moo mucc au niveau de la diaspora ba indil parti bi ñetti député au niveau de l'Assemblée nationale te loolu lépp seen liggéey la kon kenn ku nekk ci yéen mérito na tey am distinction mais dafa fekk ni comme ni mu ko waxee wàññi boo gis ci benn lay commencer donc ginnaaw bi mu waxtaanee ak mouvement bi ak ñun nu am ay quelques personnalités yoo xam ne nii bëgg na leen remettre diplôme bi mais may répéter ni tout le monde am na mérite mais c'est uniquement pour ñu soññ ñëpp ñu gën jàpp ci liggéey bi ndaxte liggéey bi nag fi ñu toll nii la si ñëpp war a gën a jàpp ndax fi ñu jëm ak Macky Sall nekkul fu yomb loolu moo tax ñu tànn ay góor ak ay jigéen pour war leen a jox diplôme de reconnaissance boobu kon ñuy commencer rek comme ni ma ko waxee woon sànq ci suñu mbokk Ajnar Babou ndaxte soxna Waré wax na ko sànq ñoom wax naa ko sànq ku nekk soxla na leen kon su fekkente ni danoo des ci PDS ak ngor à travers cet acte symbolique Madame Waré Sarr présidente nationale des femmes moo lay jox ce diplôme de distinction pour li nga xam ne nii def nga ko dans le parti kon monsieur Cheikh Mbaye moom moo lay remettre diplôme bi mënoo taxaw nii rek wala
ñu ngi à la rencontre waaw. non mo naa te ngaa bañ a guddal rek. président sama xol dafa fees dama kontaan xam nga ni jooy rek la waaye am la ma ne PDS du ma jooy barke Cheikh Ibra Fall du ma jooy mais waaye PDS dafa def lu rëy. Sera remise par monsieur Alioune Seck, vice-président de la fédération PDS d'Italie. sa bos maa la koy jox ak kaay ak kii mbay. Cheikh Mbaye. waaw ak gëwël bi sax loolu ban beneen gëwël bi. ban kii sant non ñoom ñëpp benn lañ loo joxe naar rek baax. merci. ki ci topp mooy suñu xarit nekk koo xam ne nii moom it liggéeyam kenn du ko werante ndax Sénégal dafa am ay réalité nu am ay ethnie am ngëm-ngëm yàlla dimbali ñu ba lépp nekk benn mais il y a des personnalités qui se sont distinguées non seulement à travers leur appartenance à une ethnie mais à une valeur ajoutée boo xam ne moom la ñuy jox ethnie boobu noonu ak liggéey bu am solo bi nga xam ne ñi ngi koy def. Je veux nommer monsieur Habib Kane, coordonnateur du Parti démocratique sénégalais au niveau de Bergamo, président des Fulbe de Bergamo. Moi je pense que c'est... Est-ce qu'on a un problème de temps? Alors defe naa ne waaw maa ngi jéggulu nag bëgguma na jël sax parole parce que man sax bëgguma feen wax ndax bu fi àlli waxee rek waxaale na ñun ñëpp mais wax ci àlli Habib Kane daf ko jar parce que kenn ku nekk xam na ne association bi nga xam ne moom lay jiite influence bi mu ci am APR may ko jàmm suba guddi ak bëccëg man xam naa ci lu bari parce que Vicenza dama ko jege te fa laay dund xam li ñuy daj pour andi ko APR mais moom dafa gëm PDS moo nekk ci deretam du ko bàyyi guddi du ko bàyyi bëccëg xalaatu ko muy koo xamante ne man nag PDS laa gëm ku gëm PDS ni moom nag man dama lay jox sama bopp bu ma boo soxloon xarab tabaski man mayam tabaski dama lay jox sama bopp nga rendi ma kon na wóor ne man kontaan naa ci yow Habib Kane vraiment kontaan naa ci yow. dem ko ci éducation nationale lu kenn deful plan REVA bi béykatu réew mi naw nañ ko plan jaxaay baa ngi gaayaa ngi nii merci ey bu demu doon tey merci gërëm ñëpp di sant ñëpp di féliciter suñu yaay suñu jigéen honorable député Waré Sarr ñun suñu yaay la suñu référence la ci parti démocratique sénégalais bokk suñu Pikine bokk benn fédération boo xam ne ñoo ci nekkandoo ñu nekk ci seen suuf yàlla indi ñu fii ci réew nekk fii dafa am lu ma bëgg a fàttali rek ndax ci salle bi daaw laa taxawoon ne leen dama bëgg ngeen seede ni man duma ànd ak Macky Sall ndax Macky Sall warkat la dafa war ab comme dafa war Ablaye Wade nag man mënuma ànd ak warkat fii laa ko waxe woon daaw waxaat naa ko ren te dama bëgg na ko ñëpp notewaat insha allah ba yàlla may ñu fekke waat déwén Alioune Seck borom jaasi ji dafa am vidéo bu ma envoyé sànq ndeysaan vidéo bi di wax lu bari ndax Souleymane Ndéné Ndiaye lañ ci wane ci Pape Samba Mboup wane ci les anciens collaborateurs de maître Abdoulaye Wade ñi nga xam ne ñoo ko gënoon a jege ñu wax ci ay wax yoo xam ne nii bu doon gor lañu su doon gor lañu duñu dellu ginnaaw def leneen lu bokkut ak wax jooju ñu wax
kon boog ñooñu dañ leen di classé fi ñu classé jaam yi ñun nag bokkuñu bëgguñu ñu classé ñu fu ñuy classé ay jaam te bëgguñu ànd ak warkat kon Macky Sall duñu ànd ak moom ilaa yawmi diine tant que reconnaître ne Ablaye Wade baayam la tant que reconnaître ne Ablaye Wade moom moo ko jox lu mu yor ginnaaw yàlla ak yonente bi kon duñu ko gëm tey duñu ko gëm ëllëg ak lu ñu mun a indi si ñun lu ñu mun a jox nañ ñu jox ay millions nañ ñu jox ay ndombal tànk soxlawuñu ko ñun nit ngor lañu soxla ci moom ngor lañu soxla si nit ndax xam nañu lépp lu ñu am te amuñu ngor amuñu lenn kon boog duñu ànd ak moom tey duñu ànd ak moom ëllëg bandiraɓe haalpularen emin mbiya on Macky Sall min gondetahimo ko hande min gondetahimo ko janngo par ce que kanko ko janfiɗo Ablaye Wade minen jabbotade min gondetahi mum assalamu aleykum wa rahmatullah jarama on jarama ceernaɓe merci coordinateur léegi nag dañoo am problème mu temps les diplômes sont désignés mais dañoo am problème mu temps il faut que ñu gaawtu dañu bëgg ñu continuer fii wala ñu dem waaw mbokk yi wax dëgg yàlla ñi ñuy sargal dafa bëri te bu ñu continuer nii danañu dem ba 1h du matin léegi nag dañ leen di ñaan jigéen ñi danoo wax ni pare nañu reer yi te bëgguñu bu sedd ndax bu seddee rek après ñoom ñooy am défaite léegi ñuy ñaan placé nañu fii ci biti ñu dem toog xéewal yi fekk leen fa diplôme yi fekk leen fa micro bi dana dem ñu toog fi ni reere continuer fa joxe diplôme yi du dëgg donc ñoo ngi leen di ñaan ñu jóg ndànk ci biti placé nañu fa ñi war a reer toog foofu reer après ñu continuer joxe diplôme yi jërë ngeen jëf. Abdou ñi nekk ci kaw ñoo ngi leen di ñaan ñu toog sëriñ ci kaw ñi nekk ci kaw ñoo ngi leen di ñaan ñu toog ba ñu orienté leen fi ñu war a lekke ji jërë ngeen jëf man ngeen a toog ñi nekk ci kaw nday jaw loolu duñu ko nangu loolu duñu ko nangu loolu duñu ko nangu duñu ko nangu góor gi dañu ci may 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 góor gi yéex nañu cee jot yéex nañu cee jot xanaa di la ñaanal gudd fan ak wér xanaa di la ñaanal nga yàgg fii yéex nañu cee jot yéex nañu cee jot yéex nañu cee jot góor gi doyal ñu soppit dolli ñu góor gi doyal ñu soppit dolli ñu góor gi doyal ñu soppit dolli ñu